Ndoul dañ ci ànd ak Mohamed Ali Mouba. dal leen ak jàmm Abdou Karim Sall ministre de l'environnement ak kéwél yi ndax duñ ko tëbal sama naataango yi ne Abdou Karim Sall na def attention ndaxte fu mu toll nii ba léegi coow kéwél yi mu jëlee fële ci Ranérou indi ko ci Dakar mi ngi koy topp sama naataango yi ñu laaj lan moo tax mu ne journal Le Quotidien bi mu xëyee waxtaan na ak ñoo xamante ni ay responsable la fële ci Ranérou mu laaj leen waaw ñoom naka lañ gisee transfert bi Abdou Karim Sall def jëlee oryx yooyu indi ko Dakar ñooñu ne ko ñun dañoo yemu ci yàlla kii di Abdou Karim Sall mu def ne leen lan moo tax waaw Abdou Karim Sall dafa ñëw fii rawale suñu kéwél yi jël ko coolement yóbbu ñun yëguñu ko benn ñaar bi mu koy yóbbu période de couvre-feu la ñun responsable départemental président conseil départemental yëgu ko maire yëgu ko ñun ñëpp moo ne de ñun ñuy foofu maam ci période couvre-feu la ko jël yóbbu Dakar i rawale ko in zapet loolu nag Abdou Karim def nga loolu bu fekkee ne loolu duy scandale lan mooy scandale naka noonu itam xam nga loolu garaaw na ñu laajaat ko lan moo tax ñu gën a mere ñu ne ndaxte te nee nañ nag kii di Abdou Karim Sall na indi kéwél yi nu mu gën a gaawee na ko indiwaat ndaxte kéwél yooyu moomu ko ndaxte état Sénégal moo ko moom naka noonu moo tax sax nee nañ ba ne président Macky Sall nu jóg ci lii ndaxte am na ay ministres yoo xamante ni dañoo bëgg a jël kéwél yooyu yóbbu ko seen réserve privée mel ni daal dañ koy def décoration seen réserve privée yi. sama naataango bi di l'Observateur ne Abdou Karim Sall ñu ngi koy jàppale ci loolu waaye man damaa bëggoon dellu ci Abdou Karim Sall ndaxte du lii mooy gulet ñu koy dégg ci coow yi nu mel ceew ay gaaf sama naataango ne Abdou Karim Sall nañu xam dëgg du ko ay gaaf rek lay def ministre gaafeur ndaxte ku nekk mi ngi fàttaliku journée internationale de l'arbre journée de l'arbre Abdou Karim Sall lu mu defoon daal sama naataango l'Observateur Abdou Karim Sall lan la defoon mu ne fàtte ngeen Abdou Karim Sall solu ba jekk solu mel ni kuy dem baal ñu ne la jëmbat garab yow nga sol costume cravate ciré sa soulier ba mu normal loolu mooy la mu naataango ne loolu la Abdou Karim Sall def ndaxte loolu mooy gaaf daanaka Abdou Karim Sall ku nekk xam na ci lii nii daanaka bokk na ci ñoo xamante ni daanaka ñu ngi sonal bu baax a baax président Macky Sall ci wàllu ay problème kese lay indi beneen problème mooy daanaka mortalité bi ci contexte Covid-19 ndaxte ku nekk xam na tey jii ñu ngi mortalité boobu mu ngi yokk bu baax a baax ci Dakar hausse du nombre de décès sama naataango bi di journal Enquête mi xëy tey jii wax nag centre d'état civil yu bëri daanaka décès yi ñu ngi yokku bu baax a baax surtout ci kër yi sama naataango dem nag ci centre civil Fann kooku ne daanaka juróom fukki feuille daanaka page dañ koy épuisé ci juróom-ñeenti fan fu mu toll nii boo xoolee bu baax nit ñi dematuñu ci l'hôpital yi di faju ji te fu mu toll nii daanaka même bu fekkee nii du coronavirus moo na leen rey directement mu ne jàpp ni yeneen maladie ñu ngi faat bu baax a baax ci Dakar ci Yoff ci Pikine ci Fann sama naataango dem defi foofu reportage waxtaan ak ñoom dem na itam ci cimetière Saint-Lazare dem ci cimetière bu Yoff xool naka la ñuy kon sama naataango ne fu mu toll nii nit ñi ñu ngi def attention nu ñuy robe waaye nag fu mu toll Sénégal dañu relâché wu dañuy dem ci cimetière yi bu ñu yóbbu koor yi ci cimetière yi dañ fay bëri mel ni comme si coronavirus amuloon na bana dellu nag ci point chaud Dakar yi journal L'As ne Dakar de boo xoolee bu baax daanaka Maris Sicap Liberté yi ñoo gën a chaud foofu coronavirus bi mi ngi fa jaba jonge moo tax sa daanaka église catholique nee na moom ubbiwul buntam ngir may fidèle ñu mën a jaamu yàlla mu toll nii nee nañ il faut ñu xaarandi ndaxte xamuñu coronavirus bi nu mu mel ci Sénégal te risque boobu monseigneur Benjamin Ndiaye nee na du ko jël moo tax nee nañ ba moyul côté 15 août la ñuy ubbi kon église bi ñu wax nag ci politique ak Oumar Sarr nee na moom créé na pro parti moom ak gaayam ñoom maître Amadou Sall sama naataango du journal Les Échos laaj ko ndax dafa bàyyi kii di Abdoulaye Wade moom nag nee na ci réponse am nee na man je n'ai pas lâché Abdoulaye Wade daanaka bàyyuma Abdoulaye Wade sama baay la sama guide la dama bëggul dévolution monarchique dans le parti président Abdoulaye Wade choisir ki koy doonu ñu wax ci Ndiaga Ndiaye journal Observateur
moo xëy titre ci moom ndeena nag kii di Ndiaga Ndiaye dem na daanaka génn na àdduna nekkoon nag koo xamante ni xamoon na bu baax a baax transport moo jox turam sa Ndiaga Ndiaye sama naataango dellu bu baax a baax ci dundam ak entretien bi mu ko defaloon na sama naataango l'observateur entretenir itam ak Ameth Thiou ku nekk xam na Ameth Thiou ci Thione Ballago Seck la nekkoon balaa muy ñëw jàppale ki di Wally Seck mën na bu baax a baax fecc nekk ci gannaaw Wally Seck waxtaan ak l'observateur ci album bi ak yeneen problème yoo xamante ni ñoom artistes yi am nañ ko ci coronavirus bi ñu jeexal ak sport Ligue des champions Barça Bayern Real Juve boo moyul loolu mooy nekk affiche yi sama naataango di Stade Quotidien boo moyul mooy les deux gros chocs possibles ci quart de finale yi sama naataango bi journal Record ne nag Gana Gueye ak PSG ñoom Atalanta la ñuy joué sama naataango bi di journal Sunu Lamb nag wax ci Reug Reug ak Gouye Gui choc explosif boobu daanaka GFM léegi mu décroché ndaxte Reug Reug signé na ba pare Gouye Gui moom ci week-end bi lay signé moom itam jërë ngeen jëf. dénk lépp lu jëm ci wàllug alam bi ñu ni guddi lañu ko def loola ñu ko xamle moom moo di kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk gox ya si njiital lii di président conseil départemental ba ak maire bu Ranérou la ñuy sàkku moom moo li ñu delloo si yooyu ak mala te njiitu réew mi daal di ci addu beneen coow boo xam ni dafa laal wàllu ko suufuk Ndingler ya nga xam ni dañ ko jébbal ñi di waa Sedima association des maires du Sénégal dugal na ca ay yoxoom moom nee na dina auditionné maanaam déglu ñaari maire yu Sindia ak yu Ndiaganiao beneen coowal suuf bi yoon ma nga xewee ca Liberboy nekk ci région bu Ndar Géej ay ndaw ñoom ñooy jug daal di dal ci kaw ab lotissement boo xam ne ni ñu ni ci atum 2005 lañ ko def daal di jébbal lu toll ci juróomi hectare ñii di waa police ñu ni service yu cadastre ñoom ñoo def lu ni mel. Mali niki démb tàngoon na lool ay manifestation moom moo fa amoon ñu ko tëggoon di waa M5 bilang ba ci jamono ji ñoo nga jàppandi ni ñetti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan lu ëpp ñaar fukk am ci ay gaañu ñoom la ñuy sàkku moom moo di jiitu réew ma Ibrahima Boubacar Keïta daal di tekki ndombo tànkam Coro News daañu ci ànd ak Abdoulaye Diop li ci yéenekaay yi ñu xëyandool ak Mohamed Ali Mouba dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média dañu koy dooree ak kéwal yi nga xam ni ñoom ñoo la ñu jëlee ca Ferlo ca réserve bu Katane daal di koy yóbbu ca Bambilor ci ab réserve privée boo xam ne nii jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu alam bi moom moo ko moom kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk gox yo foofa ca Ranérou di ñaawlu booba décision ñu ni guddi lañu ko def ci lu ñu yëgul benn yoon moo tax it njiitay conseil départemental ba ak maire ba di sàkku ci njiitu réew mi mu addu ngir ñu delloo si yooyu ko mala ca boobu bërëb Ali Bandal Ñang jële gi ñu jëlee Oryx ca réserve ba ca Ranérou Ferlo mu ngi wéy di indi ay jiixi jaaxa yu metti ci xelu askan wi bokk ci zone sylvopastorale bu Ferlo gannaaw organisation société civile yeeg ndaw ñi jamono yi kilifa yi maanaam ñi yore gox-goxaan yi ñoom ñooy fëgg seen gémmiñ di dénoncer li nga xamante ni ñenn ci kilifa yi ci nguur gi def nañ ko li nga xamante ni moo di Aliou Dembourou Sow doon président conseil départemental bu Ranérou jàpp ni xel mënul nangu benn yoon li nga xamante ni ñoo ngi koy bëgg a jëfleeg seen ressources naturelles yooyu. ministre bi ñëw na fii ñu ànd ak moom visiter parc bi dañ koy ñaawlu d'abord ndax li ñuy ñaan mooy ñu delloo si Oryx yi fi ñu jógee woon suñu demee ba bëgg leen yaatal ci biir département bu Ranérou lañ leen war a yaatal ndax foofu lañ leen ràññee foofu lañ leen xàmmee te it foofu lañ màggee ku xam nu ñu tabaxee même PDD bu département bu Ranérou programme Oryx yooyu def ci bokk. Harouna Ba maire de Ranérou. ñu ngi koy laaj mu delloo si Oryx yi. manqué ñu évalué ko lépp lu muy jar même buy dem Israël jënd ko dina ko jëndi ñëw remplacé waat en tant que responsable mu mun a xalaat moom li nga xam ne ñëpp a ko bokk Sénégal gi yëpp a ko bokk ñun def nañu ay mission de sensibilisation wax ak population bu kenn du dugg ci enclos bi bu benn braconnier rey benn gazelle ñu def liggéey bu ba pare moom mu jógee fële mu war a sàmm loolu war a dëgëral loolu mu koy jël di ko yóbbu di ko jëriñoo di fa dem dimanche ci ferme moom njabootam ñuy xool ay Oryx ñun ñi nga xam ne ñooy responsable xanaa bu ñu ko doon def ñun ñoo ko gën a yelloo. réserve bi nag ci atub 72 lañ ko daal di samp te nag ci atub 2003 la Oryx yooyee daal di tàbbi ci réserve bu Katane mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM.
Ali Bandel Niang kuréel gi nga xam ni moom moo boot maire yu Sénégal ni fii ak ndorteel ay bés yi nga xam ni ci la ñu jëm dinañu déglu ñaari maire ya nga xam ni seen loxo dafa laalu la dañ leen a tudd ci wàllu suuf ya nga xam ni moom la ñu jébbal ñii di waa Sedima ak Babacar Ngom mu di maire bu Sindia ak maire bu Ndiaganiao bu ñu sukkandikoo ci président ko union des associations d'élus locaux mu ni maire yi amuñu dara loo xam ni daal war nañ ko ci am lu ñuy jiixi jaaxe ndax ñoom dañuy intervenir rek laata lii di délibération di am maire bu Ourossogui moom gis ni délimitation frontières yi dafa nekk loo xam ni dañ ko war a leeral Seydou Nourou Ba. coow jib na ci 300 hectares yoo xam ne dañ ka jox patron bu Sedima jeexagul mbir mi sax soxal na lool ñi di waaye AMS di kuréel bu ëmb maire fii ci Sénégal ne dinañu déglu ci la ka tàmbalee ba suñu dëgmal ñaari maire muy yu Ndiaganiao ak Sindia ci suñuy xibaar waaye nag li ci mënte ne ndaxte mën nañu joxati baaraamu tuuma maire yi nga xam ne daal ñoom ñooy délibéré maanaam joxe yooyu les suuf Adama Diouf moom mooy président kuréel bu ëmb association élus locaux yi fii ci Sénégal. délibération ci suuf daa am fu muy jaar document bi service technique lañ koy njëkk a jox mooy domaine mooy cadastre pour identifier terrain am ban surface la nu mu toll kan moo ko moomoon fan la jaar yooyu enquête yooyu domaine moo koy def cadastre ensuite jox ko cadastre maintenant mairie buy délibéré sur cette base délibération itam commission domaniale bu mairie bi ñoo koy instruire au conseil municipal bu ko instruire au conseil municipal le maire et son conseil délibèrent en toute connaissance de cause bu ñu paree ci délibération document day delluwaat ci administration préfet wala sous-préfet cela du domaine de compétence bu dee communal comme ni nga wax signal la woon sous-préfet bi moo koy approuvé. Moussa Bokar Thiam di maire bu Ourossogui ne faw ñu utal saafara problème bu rëy muy fexe bay leeral frontières yi diggante communes yi. duñ la wax mukk exactement mit net avec des bornes GPS borne GPS yu leer wala commune bi fii la commencé fii la yem loolu amul benn Sénégal donc commune yi Sénégal yëpp amuñu frontière en tout cas même bu amee frontière kenn xamul fu frontière bi yem kenn xamul léegi nag bu communauté rurale yi nag léegi di jël ay dogal maye suuf wala di joxe suuf ñoom amuñu moyen technique nga xam seen commune bi fii la commencé wala fii la yem donc ni ñuy maye noonu wala li ñuy joxe noonu mun na sax dugg ci beneen commune te ñoom duñ ko xam donc loolu problème yooyu ñoo fi bari. ay coow ci wàllu suuf kañ lay jeex moom la ñëpp a bëgg a xam mbaan fanay coow lu metti boole askan wi foofee ba sax ca fanay ci atum 2011 bakkan xot fa waaye terewul ba tey mbiru suuf coow li di wëy ba tey jile. coowal suuf wala gisee du nooru ba yëngal ba tey fële ca Lebar Boy ndax foofa juróomi hectares yu suuf yoo xam ni nee nañ dañ ko jébbal ñii di waa police nationale moom moo merloo ba futu ndaw gone ya nga xam ni kuréelu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñuy ñaawlu ni ab lotissement boo xam ni ci atum 2005 lañ ko def daal di koy jagleel ñii di waa groupement mobile d'intervention ñu ni ñii di service cadastre yi ñoom ñoo ko def ñoom nag ba jàkkaarloog taskatu xibaar yi nee nañu am nañu ay délibération yu conseil municipal bu gàndoon yuy wane ni loola daal jaarul ci yoon leeral yeeg Mohamed Nabi Silla. suuf suñu jox police ngir ñu taxawal benn camp GMI ci Lebar Boy doon lu jaaxal yenn ci ndaw Lebar Boy yi gis ni bërëb bi seeni maam ñoo ko moomoon Balla Boy bokk ci collectif bi xamle ko ci bërëb bi. dañu yeewu am benn affaire bu ñu metti mooy dañu ñëw rek gis waa camp GMI ñu implanté fii ñu ne waa CARAS ñoo leen fi yebal dañ ko joxe woon alors que ñun fii sunu ay suuf la ñoo ko moom. On a nos papiers de délibération, on a tous les papiers qu'il faut. Mais mosuñu gis ñun délibération si biir délibération ñun mënuñ comprendre lan mer nañu trop. bi affaire bi amee dem nañu saisir le sous-préfet jox nañ ko dossier qu'il faut ñu ngi déglu mais amaguñu réaction. daanaka chantier bi tijji na ci jamono joo xam ni Makhtar Boy xam leen ni fi ñu def camp bu nu mel dafa bokkoon ci bërëb yoo xam ni dañ leen ko joxoon ba tax na ñuy woo njiitu réew mi ngir mu wallu leen ci lu ni mel. jeunes yi nga xam ni tey am ay projet agricole yu ñu fi bëgg def yaakaar naa ne bu ñu fi bëggee def camp boo xam ne ñun yëguñu tinuñu chef de village bi nga xam ni moom moo jiite dëkk bi madame le maire bi nga xam ni moom moo jiite commune de Gandon nee na moom yëgul tinul kon ñun affaire bi dañu jaaxal ñun aussi duñ ci bañ dara ñu ngi wax monsieur le président de la république Macky Sall di interpeller monsieur le ministre bi nga xam ne moom moo yor affaire suuf si di ko wax que fanaay yàggul li xewoon mbaan aussi yàggul bëgguñu muy xew fii ci Lebar Boy. ci wàllub mairie bi ñu ni tekk ci lu ni mel laata ñu ci yëg tib kàddu waaye yenn xabaar yu jege service bi amee wàllu suuf si xam le ni bërëb bi dafa bokk ci lotissement bu yàgg buñ doon taxawal ci bërëb bi te kang bu ni mel dafa bokkoon ci lotissement bu ni mel mu bokk ci ay lekkool ak yeneeni jumtukaay ba ci camp GMI bu police bi ñuy taxawal ci bërëb bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla.
Mohamed jaajëf waa police yooyu la ñuy desal cax sa Kaolack ñoom ñu def bilan rek gannaaw état d'urgence bi ak couvre-feu ba ak liggéey bañ ca def ñu ni lu ëpp junni ak ñaari téeméeri doomi aadama teg nañ leen ndox ak ay amende yu bari yoo xam ne nii ci koppar xayma nañ ko ci juróom-ñaari millions ci suñu koppar ñu jàpp sax ni li téeméer ak juróom fukki woto daal dinañ leen di fourrière ak lu toll ci juróom-ñaari téeméeri moto Jakarta Ibrahima Diame. opération yi nga xam ne nag takk der yi muy waa service régional de sécurité publique bu Kaolack def nañ ko ci biir mbas mi jëmale ko ci état d'urgence beeg couvre-feu bi jur na lu bëree bëri ci wàllu bilan jëm ci wàllu koppar am na juróom-ñaari millions yu nga xamante ni encaissé nañ ko jëm ci wàllu amende lu mot ñaari junni ak lu teg ci wàllu pièce yu nga xamante ni itam daal dinañ koy saisir lu jëm ci wàllu arrestation yi lu mot junni ak ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama daal dinañ leen teg loxo ndax ñi yoruñu woon masque ñenn ñi respecté wuñu waxtu yi ñu waroon tëj marché yi ñeneen yi def ay yëfu caay-caay ñi ñu arrêté leen ndax dañ doon organiser ay manifestation yoo xamante ni amuñu ci benn autorisation respecté wuñu couvre-feu bi lu mot sax fukk ak ñetti doomu aadama daal dinañ leen tëj kaso lu mot téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari oto yu nga xamante ni yóbbu nañ leen fourrière ndax transport bu jaar yoon ñeneen yi respecté wuñu interdiction bi waa ministère de l'intérieur digle lu mot juróom-ñaari téeméeri moto Jakarta daal dinañ leen immobiliser ñeenti salle de jeu ak ñetti salle de sport tamit tëj nañ leen ndax ñoom itam respecté wuñu li kilifa yi doon tere Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame jaajëf fukki simili ak benn ñoom ñoo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. nguur bi di wéy di tëj buntam maanaam église yi dañuy wéy di ko tëj mu di ab dogal boo xam ni nii daal gannaaw bañ ci waxtaaneek ñi nga xam ni seen xel màcc na ci wàllu wér-gi-yaram conférence épiscopale gis ni daal ci jamono ji tolluwaayu ko mbas mi daal tax na waragunu mën a ubbi li nga xam ni rek moom moo di bërëbub jaamu yàlla yi ak yeneen activité yi ñu jàpp ni boobu moytuwul sax fii ak fukki fan ak juróom dinañu ko door su fekkee ni mbir mi ànd na ak dal Abbé Augustin Thiaw moom mooy secrétaire général bu conférence épiscopale dañ ko ciy dégloog Georges Déthié Diop. monseigneur yi dañuy njëkk gërëm chrétien yi ci ni ñoo ne mànkoo ak njeetaayu ngëm ak coofeel jëmale ko ci ñoom gannaaw bi ñoom monseigneur yi jëlee ay jumtukaay ngir xeex lépp li nga xam ne mooy tax ba mbas mi mën a wasaaroo ci àdduna si rawatina ba ñu ajee lépp li nga xam ne mooy ñaan gi ëmb ay mbootaay gannaaw ñeenti weer yooyu nag monseigneur yi delluwaat génnewaat benn bataaxel ngir xamal chrétien yi ne ñoom ci seen wàllu bopp dañu toog gëstu fekk si ay borom xam-xam ci wàllu paj mi te ñooñu lee ci biir mbootaay gi lañu bokk ndax natt fan la mbas mi toll ba ñu leen dégloo ba pare nag monseigneur yi wax ne ñoom dinañu xalaat ne fii ak jamono 15 août maanaam suñu xumbal xew te yëkkatiku Mariama ci asamaan suñu yàlla mayee jàmm ba la ñu gis nii mu yemandu foofu dinañu ubbi ndànk-ndànk li jëm ci wàllu ñaan gi waaye balaa ñu egg ci loolu ne chrétien yi gën a góorgóorlu ci ñaan góorgóorlu itam ci topp li nga xam ne mooy ndigal gi nga xam ne ñiy yor wàllu nguur gi te jëmale ko ci wàllu wérgum yaram tëral nañ ko ndax mën a xeex doomu jàngoro bi le ndegee seetlu nañu ne doxalinu nit ñi dafa mel ni loo xam ne feebar bi nekku fi looloo tax nit ñi war a góorgóorlu donc ñu boole ci ñaan boole ci góorgóorlu boole ci itam topp ndigtalu waa kër docteur jëmale ko ci xeex mbas mi. mu nekkoon Abbé Augustin Thiaw dañuy dem ba ca Touba foofa ñaari junni lampadaire di ay poto lampe solaire yoo xam ni samp nañ ko ca commune Touba mosquée loolu nag tax dëkkaat ya nga xam ni ñoom ñoo ko wër seeni ndaw ñoom gis ni dafa am xàjj ak seet ndax ñoom kenn boolewu leen ci mbir mi moo tax ñu bëgg kilifa yi daal di ci àddu ngir jàppale leen ci seen xeex boobu Touba Marema Diop. ñu tàmbali liggéey bi ni ngi démb fii ci Touba projet boobu ëmb ñaari junni lampe solaire yi nga xam ne dañ ko nar a tàll ci commune bi tàmbali indi ay jixi jaaxa village yi nga xam ne dañoo fasantikoo ak ville bu Touba yaakaar ne dañ leen beddi ci lu ni mel collectif bi ëmb jeunesse villageoise yi moo gisee noonu Moustapha Kamal Camara mooy seen njiit. lu ñuy def lu ne village yi duñ leen si boole dara mais ñun villageois ñoo gën a sonn si commune bu Touba kenn reconnaître wul leen kenn xamul si lu ñu nekk ba pare dañuy sonn amul courant amul dara dafa yaatu mbay noonu njalaxaar noonu nga demaat côté
côté Mayel dara amul foofu bi nga xamante ne si gis nga seen courant bi fale la yem kër kaa bu beneen wàll gi xaaj ba amul courant boo demee si pël yi foofu di pël amul courant amul dara ñu xool gox yi leen intéressé rek ñu basé aussi gox yooyu ñun nag ñu ngi koy ñaawlu nañ ko foofu ñaawlu yem. bu weesoo sax projet bile daanaka lépp loo xam ne commune bu Touba da koy am day mel ni ñoom dañ leen ciy beddi. problème ceeb bi nga xamante ni ñu ngi nii fi mu toll nii mairie bi jaxase na nit ñi ak seen i chef de village yi ak seen i population problème bi nga xamante dafa bëri. ni ñu seddalee wala jiw bi si Touba tamit ndax dañoo jël gerte gi ñu jox ko ay politiciens yoo xamante ne si tekkiwuñu dara ñu seddale ko seen i mbokk ñi nga xamante ne ñoo aajowoo jiw ñu nekk si village yi jeunes yaa ngi si village yi di bay tool yi mënuñ koo am gis nañ fii ñu di jox nit ay gerte ñu yóbbu ko si gaar bu ndaw dem jaay ko yooyu yëpp ñun ñu koy ñaawlu. ndaw yi di woo kilifa diine yi nekk fii ci Touba ñu jàppale leen ci xeex bi ñu sumb ngir lépp loo xam ne commune bu Touba mosquée da koy am ñoom itam ñu bokk ci. Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf Marema ñu wax ci tiis wi nga xam ni moom moo dal démb ci réewum Sénégal ak ci yëngu ci wàllug transport ak génn àdduna kii di Ndiaga Ndiaye démb la génn àdduna ci ca Pikine moom nag nekk na koo xam ni ku ràññeeku la woon ci wàllug dem geeg dikk gi rawatina ak woto yooyu ñu ko duppee moom nag amoon na lu toll ci juróom-ñett fukki at ak juróom ci atum 1950 moom la dooroon di yëngutu ci wàllug dem geeg dikk gi la ñuy duppee privé interurbain dégg ngeen ci seede ci suñu xibaar yi weesu Jibi Ndiaye di doom ci moom nag ni ki tey jii ci aser ji bu 10h jotee la ñuy amal levée du corps bi foofa ca Pikine moom nag ñu fàttali ni daal nañ ko doon sampal gradu grand officier de l'ordre national du mérite loolu ci atum 2015 la woon kii di njiitu réew mi Macky Sall moo ko jébbaloon. RFM bitim réew. maa ngi ko doon wax ci bopp xibaar yi Mali démb tàngoon na lool ay manifesté yu dëgër yu fa amoon askan wa doon sàkku ci njiitalu ku ñi di waa M5 njiitu réew ma Ibrahima Boubacar Keïta daal di fay jóge ci xibaar lu mu néew ñu ni ñetti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan moo am ay gaañu yu métti gone tamit demoon nañu song lii di assemblée nationale ba daal di koy saax-saaxee ak lii di primature ba Awa Silla di taskatu xibaar jokkoon nañoo ak moom foofa ca Bamako ñu déglu koog Makumba Bey. waa mouvement M5 bi nga xam ne Imam Dicko moo ko dirigé dañu génnaat tey mooy seen 3e sortie depuis bi ñu créé mouvement bi ak tey mooy seen 3e vendredi wante tey lu ñu gën a remarqué mooy que ni imam bi ñëwul ci meeting bi après meeting bi rek dañu lancer désobéissance civile ñii xaajaloo nañ am na ñoo xamante ne dañu dem assemblée ñii dem ORTM mooy radio télévision wu Mali ñii dem primature dañu bëggoon assiéger foofu yépp pour commencer pour que ni liggéey paralyser dëkk bi malheureusement bi ñu eggee assemblée foog na xale dañu taal assemblée nationale léegi bi ñu taalee assemblée nationale pour ñu génne leen biir assemblée nationale am na benn nit boo xamante ne ñàkk na ci bakkanam après ORTM aussi bi ñu demee ba jël rajo bi ba toog ba génne liggéeykat yépp police ñëw na génnee leen bi mu leen génnee aussi am na ay blessés graves yoo xamante ne ni am na si donc pour le moment situation dëkk bi ba léegi nii may wax ak yow xale yi ñu ngi taal am nañ benn nit ku ñàkk bakkanam ak ay blessés yu bëri voilà ak ay blessés yu bëri 5 blessés graves ak 20 blessés ba léegi kenn xamagul kenn mënul wax situation exacte bi lan la mais mouvement bi suba leen joxe rendez-vous 16h pour def ñoom seen point de presse. ci loolu jàngatuk kooku nga xam ni moom moo di suñu naataango boobu di Awa Sylla di taskatu xibaar nekk ca Mali ñu jox kàddu gi ki di Bakary Samb moom njiital Tumbuktu Institute di ci defub jàngat ci jokkoom ak Alaaji Seydou Nourou Ba. ki nga xam ni mooy Imam Dicko tey jiite mbooloo mu xam ni képp ku nekk ci opposition bi ànd nga ak moom muy le groupe M5 RFP dafa nekk koo xam ni xawoon naa ràññiku ci lu jiitu loolu ci atum 2009 bi nga xamee ne amal na fa ay manifesté bi Amadou Toumane Touré voté code de la famille boo xam ni nee na jàpp na ni àndul ak l'islam ginnaaw ga mu nekk ku xam am solo ci ñi faloon Ibrahima Boubacar Keïta